ñoo dellu si seq ak yéen waxtaan bu gàtt rek nëga si nii ci semaine passée waxtaan nañ ci waxtaan bu yaatu jëmale ko ci li nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne lëmbe na àdduna lëmbe na Sénégal boobu ba léegi nag wax ji bëri na waaye di ngeen seetlu ni amul lenn loo xam ne wax nañ ko ci mbir mi te teg ko ci xam-xam bu leer teg ko ci ay chiffres ak ay faits ak ay données loo xam ne mën nañ ko fi teggi du ngeen dégg lu dul xaste saagawaate ndax ñoom loolu la ñu xam doo leen woo mukk ci débat boo xam ne ci xam-xam la ak luy jëmal réew mi kanam ba ñu am ci tontu waaye lii seen màndarga dëgg-dëgg mooy xaste sosalaate saaga ak randal alal réew mi loolu moom ay nañ ci torop leneen lu dul loolu tëre nañ ci tey nag dañoo ñëw ak yéen ci beneen thème boo xam ne bu ama am solo la ñu bañ nag xew-xew yi fàtteloo ko Sénégalais yi ba ñoom ñu jaare ca loola def li ñuy def thème boobu mooy lan mooy mbirum élection locale yi ñu dëgmal mbokk yi élection yi lu ama am solo la ci Sénégal ñun am nañu firnde yu leer ni sénégalais yi téeméer boo ci jël juróom-ñett fukk yi ci li gën a néew doyal nañu sëkk ci Macky Sall ak nguuram téeméer boo jël gën saa tuuti juróom-ñetti fukk yi doyal nañu ci Macky Sall loolu nag warul yem rek ci njàqare bu kenn ku nekk ci ñun wala ci yéen am warul yem ci di ko wax ci waxtaan yeeg ci jotaay yeeg ci grand place yeeg ci kër yi ak ci bureau yi waaye dafa war a ànd ak li tubaab di wax action mooy jëf mooy ñun ci démocratie la ñu nekk démocratie yow askan wi yaa am sañ-sañu tànn kenn du fi teg boppam ci doole gu mu am wala ngànnaay yu mu yor wala lu mu donn waaye yow askan wi yow yaa am sañ-sañu sa tànn te tànneef googu nag dañ koo tënk ci ay diir dañ koo tënk ci ay jamono tànn bu jotee bu ñu tànnut wala tànn ñu lu baax dinañu toogaat di ko métitlu di ko dund ci ay jafe-jafe ba jamono tànn ñëwaat ci diggante ñaari jamono tànn yooyu kenn amul sañ-sañ ne dinaa fi jële li fi nekk ci anam gi wala ci anam gële jamono tànn googu nag dafa jot bu ñu jàpp ni nag tànn gi da ngay toog rek ba ñu ne bésu élection la déedéet tànn gi commencé na tey commencé na depuis le 1er tey jii ñu ngi le 6 août ajjuma bi mooy le 6 août mooy tànn bi commencé na depuis juróom benni fan ci gannaaw nu mu commencé mooy ki war a tànni au mois de janvier 2022 su dee bindoogu loon su binduwul ci jamono ji ñu nekk tànn bu jotee doo mën a dem ci biir ci urne ya ne da ngay tànni kon jamono jooju la ñu nekk depuis le 1er août ubbi nañu bindu gi may wax nag sénégalais yi ne leen ñi fi nekk tey à part 2012 mosuñoo gagné élection ci gagné goo xam ne gagné ni sénégalais yi ñoo leen tànn la waaye dañuy def li ñuy wax victoire préfabriquée ay victoire technique la victoire technique mooy lan victoire technique mooy du looy gagné ci bésu élection bi waaye da nga koy waajal balaa élection bi di ñëw noo koy waajalee ma leeral leen loolu ngeen comprendre niñ koy waajalee mooy bu dee bindu jot na yow yaay tànn kan moo war a bindu ak kan moo warul bindu boo xoolee ab ndaw neexu la nga ne ah man de ci sondage yi ma am téeméeri ndaw yoo jël juróom ñett fukk yi ànduñoo ak man kon ndaw ñooñu waruma bàyyi ñu bindu nga commencé di andi ay jafe-jafe pour ndaw ñi bañ a bindu bu dee yow yaay tànn kan moo war a bindu ak kan moo warul bindu yaa ngi préparer sa victoire technique parce que yaa ngi seet ñi nga yaakaar ni ñii favorable nañ la nga bind leen bu dee yow yaay seet kan ngay su dee distribution carte yi jot na yow yaay seet kañ ngay jox kartam ak kan nga kotul jox yaa ngi préparer sa victoire technique bu dee yow rek yaa am
accès ci fichier électoral bi mooy tey opposition bi yëpp boo leen dajalee société civile bi kenn mënul ne fi fichier électoral bi nii la te jamono ji ci gannaaw gis nañ ay rapport yu fi ay expert def wax ni ay problème yu rëy am na ci fichier électoral bi bu dee yow yow rek yaay dessiner li ñuy wax la carte électorale mooy yaay dagg circonscription électorale yi nu mu la neexee bu dee yow rek yaa am contrôle ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi bu dee yow rek yaay xool nooy defee say transfert d'électeurs zone boo xam ne jàpp nga ni zone bi baaxul ci yow nga dem seet fi nga amee ay électeurs yu bëri yu ànd ak yow nga transféré ay électeurs yóbbu leen foofu ak leneen lii lépp bu ko nit dajalee bu la nee élection bi dinaa gagné ci 58% dina gagné ci 58% bu élection bi weesoo bu leen neexee ngeen compté waat di ngeen gis ni 58% la am parce que 58% yi lu ñu calculé woon la ba pare lu ñu préfabriqué la kon victoire technique kenn du ko contesté après élection loolu njuumte la victoire technique da nga koy xeex balaa élection mooy ci jamono ji ñu ne ñu bëgg nag sénégalais yi ngir yàlla rawatina ndaw ñi ngeen am yëg-yëg boobu xam ni changement bi ngeen bëgg ci réew mi jamono jii lay commencé du 2024 de jamono jii lay commencé ndax lan mooy objectif bi mooy Macky Sall ak ñi mu àndal il faut ñu duma leen duma gu leer nañ ci élection locale loolu bu amee dootul sañ a taxaw ci kanamu Sénégalais yi di xalaat sax troisième candidature moo tax élection yi bu leen jàpp ne élection locale la ay anticiper élection présidentielle la ay primaire élection présidentielle la fulla gu ñuy jox élection présidentielle dañ ko jox bu toll noonu wala bu ko raw sax élection locale yi ñaareel bi mooy ñu dem élection législative mu ñàkk assemblée nationale ba nga xam ne opposition mooy téye assemblée nationale am sañ-sañu wote ay loi yu baax ak dindi fi loi yu bon yi ñu fi wote kon kooku du ndaw su ngeen buggee changement am dëgg bu dee li ngeen wax ni sonn ngeen tàyyi ngeen damm ngeen te Macky Sall seen yaakaar tas na ci moom xam leen ni tey lay door mooy na ñëpp dem bindu ci liste yi rawatina nag ndaw ñi nga xam ne jotaguñu bindu ñetti cas dafa am ma wax ci ñetti cas yooyu ci lu gaaw premier cas bi mooy ndaw ñi nga xam ne bindooguñu am 18 ans ñoom lañ leen ñaan mooy dem leen ci bureau de ci lieu d'inscription yi ngeen bindu nee nañu pour nga bindu il faut nga am carte d'identité loolu yëpp ci seen pexe yi ñu lal la ngir décourager ndaw ñi nga la waaye bu leen dara décourager ndax bu dee mois de mars bii ñu ji wees jaral na leen woon ngeen génn risquer seen bakkan risquer seen santé risquer seen intégrité physique waaye li tubaab naan qui peut le plus peut le moins dem rang pour am carte d'identité jóge foofu dem même suñ lay jaabanteloo jaabanteel jóge foofu dem bindu ndax yéen ñëpp yéen a ngi vacances donc dematu leen école am ngeen tuuti jot ñi ci nekk ci ay métiers ñoom mun nañu organiser seen emploi du temps waaye na leen ko jaral parce que seen avenir la defu leen ko ngir Ousmane Sonko defu leen ko ngir Khalifa Sall defu leen ko ngir Karim Wade defu leen ko ngir Massamba ak Mademba da ngeen ko defal seen bopp mu war leen ko jaral bu ngeen demee ba am kayit yooyu ngeen dem ci centre d'inscription bi ngeen bindu ñun nag li ñu mën a wax ak yéen may wax ni bi ñu posé débat bi ci dialogue politique bi ñu nee carte d'identité la ñu soxla et non pas extrait de naissance opposition daf leen ne loolu day poser problème parce que administration bi mënul gaaw ci génne carte d'identité yi administration waa DAF seen informaticien bi li may wax nii ñu nekkoon dialogue politique yépp mën nañ ko seede moom moo ne gone gu déposé demande carte d'identité ci juróomi fan ñu génneel ko carte d'identité moom moo ko wax donc ñun li ñu mënul nangu mooy ñu exclure ay sénégalais ci seen droit constitutionnel ci ñu war a voter ci loo xam ne faute administration la tey techniquement nee nañu administration mun na génne 10 000 cartes d'identité par jour am nañu volume boobu kon suñ ko deful ci tappale la loolu nag duñ ko nangu la ñuy wax foofu mooy na ndaw ñi dem déposer ji dinañ leen jox récépissé boo leen déposer nga pour demande carte d'identité bu ñu toogee ab diir carte d'identité yi génnuñu ndaw ñi nañu jël seen récépissé boobu ak seen extrait de naissance
ak seen certificat de résidence dem ci bërëb yi ñuy bindoo ji suñu leen bañee bind nañu bloqué lieu d'inscription yi parce que nag Macky Sall moomul réew mi moom mu ne dinaa bindu saa su ma neexee sama doom dina bindu sama mbokk dina bindu sama militant dina bindu waaye beneen citoyen boo xam ne constitution moo ko ne yow am nga sañ-sañu voté mu ne kooku du voté bukki nag bu yabee waxambaane ci doxin wala la souveraineté et la force n'appartient qu'au peuple yooyu la ñu bëgg a fexe ba intimider peuple moo tax ñuy voté seen loi yu ñàkk fayda yi naan ay terrorisme ak nangam lii man maa ko wax Ousmane Sonko bu dee loolu mooy terrorisme bu ñu bañee un droit constitutionnel boo xam ne constitution moom mi ëpp doole ñépp moo jox sañ-sañu citoyen bu nekk normalement ci démocratie yu mag yépp reversement bi dafa automatique ku am 18 ans rek dañ lay yóbbu ci fichier bi soxlawoo sax yenn dox yi fii citoyen bi mooy daw pour ñu dugal ko ci fichier bi ñu ne la duñ la ci dugal pour lan bu ñu defee loolu c'est votre droit constitutionnel dem leen fu ñuy bindoo ngeen bloqué ko ba baa ñu leen di bind loolu man maa ko wax te c'est un droit constitutionnel pour chaque citoyen ñaareel bi mooy officier d'état civil yi mairie yi nga xam ne gis ngeen li xew barki démb Thiès ba ñu jël huissier mu constaté loolu gàcce la sax ci maire ñu teg la fi ñu la teg fal la wóolu la di la fay pour nga toog foofu mu bokk ci say attributions citoyen bu soxla certificat de résidence nga génneel ko ngeen nekk ci politicienne ba tax ngeen di tëj fi ñu waree mën a ut certificat de résidence te jamono jooju ñu ngi koy jox seeni militant loolu du yoon kon ñoo ngi jël à témoin toute l'opinion ndax loolu gàcce la cim réew citoyen bu toll ci war a wote di mu mel ni dañ ko ne xare Badr la pour nga war mën a wote rek da ngay daw fii da ngay daw fële pour décourager les citoyens na ngeen dem uti seen papier yi ma leen wax nii te dem massivement fa ñuy inscrire ngeen inscrire ba pare topp mbir mi parce que dinañ ko topp ànd ak yéen ba keroog bi ñuy retirer les pièces les cartes d'électeurs bu ko defee wàccoo ngeen ak ñun ñaareel catégorie bi mooy gis nañ ni am na des milliers et des milliers et des milliers de cartes d'électeurs yoo xam ne seeni borom retiré guñ ko woon ñooñu ñu ngi leen di soññ ci ñu dem retiré ko parce que ñu ci bëri mooy ñi nga xam ne ci élection présidentielle 2024 bi 2019 bi dañoo daw seen gannaaw carte ba sonn joxuñu leen ko bi élection bi weesoo lañ koy doog a génne ñooñu nañu xam ni seen carte mi ngi ci commission yi ñu ngi wax ñii naan 400 000 ñii naan ëpp na ko xawma lim gi waaye dem leen ngeen retiré carte yooyu ndax moo leen di jox sañ-sañu ngeen dem am mun a tànn ci élection yi ñuy dëgmal ñetteelu catégorie bi nag mooy gis nañ ni ndaw ñu bëri seetlu nañ ko ci baccalauréat bii bëri nañu ay enseignants yoo xam ne dañ doon corriger waaye li ñu seetlu mooy ndaw ñu bëri dañoo ñëw yor seen carte d'identité waaye ci gannaaw carte d'identité bi dañ fa bind ne peut pas voter yéen a ngi fàttaliku bi problème boobu amee ñu bëri dañu cee interpellé biñ ci gëstoo ba gëstu dañ ñu ne ñi am problème boobu yëpp mooy ñi nga xam ne demuñu woon inscrire ci commission yi waaye dañoo demoon commissariat parce que commissariat carte d'identité kese la mun a joxe mënul joxe carte d'électeur comme yàlla def na yéen yor ngeen déjà carte d'identité bi te yàlla xam ne ni c'est des milliers et des milliers de jeunes yéen itamit dem leen directement fa ñuy bindoo ngeen dem bindu ji loolu mooy liñ leen di soññ parce que ñu ngi ci tournant boo xam ne tournant bu am solo la wax ji nag baax na contester baax na xeex bu jotee baax na waaye li ëpp solo mooy jamono bu changement jotee nga am sañ-sañu am mën a changer te doo ci xeex doo ci dóorante doo ci xuloo nga fexe ba teew fa sa kàddu bokk ci kàddu gor yi nga xam ne ñooy soppi réew mi loolu la ñuy soññ Sénégalais yi jiital ci ndaw ñi trop parce que ñoo ëpp ci ñi war a bindu téeméer boo jël ci ñi war a bindu nu mu tuuti juróom-ñaar fukk yi wala juróom-benn fukk yi ay ndaw lañu donc ñoom ñoo ci ëpp fuuf bu leen dara décourager parce que lii ñuy def nii yëpp pour décourager leen parce que xam nañ ñi àndu leen ak ñoom bu leen dara décourager na leen ko jaral parce que c'est votre avenir qui est en jeu
parce que élection yi ñu dëgmal mooy annoncer le changement définitif et la chute du régime que vous connaissez. buñ ko seetaanee nag mooy li ma wax ni ñun ñëpp benn question rek la ñu war a laajte mooy est-ce que bëgg nañ fi jëlee Macky Sall 2024 wala est-ce que bëgg nañ ko bàyyiwaat mu toogaat fi yeneen ñaari mandat parce que loolu mooy ay mbébétam. loolu nag tey lay commencé ci élection locale yi ñu dëgmal ñu ngi leen di ñaan ngeen farlu ci bu ngeen ko defee nag la ca des bàyyi leen ñu ko ndax xam nañ yéen ñëpp bëgg ngeen opposition bu am doole yéen ñëpp bëgg ngeen nit ñi daje ñu leen di wax ni bu soobee yàlla ci fan yu néew di ngeen gisal seen bopp xam naa ne su ma ko waxee nii nag am na ñoo xam ne tey duñu nelaw waaye bu soobee yàlla la ñu war a def pour dajale espoiru sénégalais yépp am doole gi ñu war a am te doole gi yéen a ñu koy jox nun amuñu ko jëlee fi li fi nekk